présent l'actualité politique Pape Makhtar ñu dugg si gis nga fu mu toll nii mun nañu wax ne l'actualité politique bi moom danse na bu baax gannaaw rek ba ñu amelee li nga xam ne moo nekk ces élections territoriales ñu koy woowee élection locale ñu ngi pare si élection législative yi HCCT yi fu mu toll nii mun nañu wax ne ñu ngi koy waaj a dëgmal Pape Makhtar boo doon def bilan par rapport ak élection yi nga xam ne qui se sont succédé rawatina élection législative yi ak voilà dégringolade bi nga xam ne seetlu nañ ko si la coalition en pouvoir bien vrai que mun nañoo wax ne ñoom ñoo raw si ay ñaari siège finalement Papa Diop jox leen li nga xam ne mooy majorité absolue ban jàngat nga siy def. waaw boo xoolee élection yi dafa nekk di suivre benn logique président Macky Sall. nangu ci bàyyi xel boo xoolee dañ ko fal mu ni woon à 58% bu ma juumul. mu dem référendum boo xamante ni gagné woo ko à 60%. référendum le plus souvent ay scores yoo xamante ni ay pourcentage yu doy waar ngay gis. voire ay 80 ay 90% parce que référendum mooy ànd ngeen si wala àndoo leen si. te référendum boobu il était question de réviser la constitution sénégalaise après ñiy waxu dina yokk mandat ak du yokk mandat foofu la commencé di nekk perte de vitesse nangu ko gëm. mu dem ci local yooyu noonu am ay localités yu bëri yu mu ñàkk nangu ko gëm mu dem ci législative yooyu am aussi yu mu ñàkk nangu ko gëm alors ba 2022 parce que booy seetlu xam nga élection locale waroon na am depuis mais defu ko woon moo ko doon dàq di ko dàq ba yaakaar ni ci moment bii ni mooy moment bu propice moment bu favorable parce que def na ay mbiram yaakaar na ni teg na ay dilam teg ay plan bu demee élection day gagné ba mu demee ci conditions yooyu locales yi ñu gagné ko ci ville yu mag yi am ay zones yoo xamante ni ñu fa perdre nee nañu ñoo gagné. il faut noter aussi ces grandes villes Pape Makhtar président Macky Sall ba mu nekkee président ba tey mosu koo gagné non loolu ay kii la rek parce que xam nga. mais c'est la vérité aussi. non waaw d'accord mais xam nga loolu amul importance xam nga lu tax tey jii bu nekkee ba mu faloo gagné wu ko liggéeyul lu tax mu gagné ko moom loolu la war a doon poser question c'est-à-dire tey jii bu nekkee mi ngi liggéey waxul teg ñàkk Dakar. waxut a ñàkk feneen ak feneen bu jëlee par exemple fu mel ni Saint-Louis moom moo ko gagné woon ci local yi gagné waat ko ci local yi passé ba mu ko gagné ci local yi passé Babacar bu mu tudd Aba génn ni dafa Mansour dafa sàcc élection yi mais ba ñuy demee ci législative mais Aba dafa mucc am dëgg ci kaw Mansour zone yi nga xamante ne dafa amoon contestation yëpp askan bi dañoo arbitré première jàngat boobu seetlu local yi fépp fi nga xamante ni ku jógi dafa doon remettre en question sincérité li nga xamante ne mooy scrutin bi zone yëpp boo demee Pikine boo demee Saint-Louis feneen ak feneen zone yu amoon yooyu yëpp boo demee ci législative yi askan bi dañuy génn mel ni dañu doon ñëw sax di rendre justice ñi nga xamante ne dañ leen lésé ci élection locale mais aussi l'intercoalition Yewwi Askan Wi aussi mu ngeen wax ne daf la sonal li nga xam ne moo nekk la machine Benno Bokk Yaakaar. waaw mais bien sûr loolu aussi am na ci mais boo xoolee déjà loolu beneen mbir bi mooy président de la République parce que bu ma dégg gars yi ñi ngi bëgg jël affaire bëgg ko këpp ak alliés yi tey jii njàpp nga dem élection ci sa tour nga gagné. nga xëy suba dem ànd ak Macky Sall nga perdre. ñu ne njàpp moom moo liggéey nañ waxante dëgg ci diggante bi mënoo ci bañ a liggéey mënoo ci liggéey Bamba Fall par exemple si je prends son cas Bamba Fall en tant que Bamba Fall maire de Médina moom gagné na ba mu demee nekk maire sortant ànd ak gëm sa bopp dafa gagné. finalement il a été sanctionné vous pensez. mais looloo jar a laajte tey pourquoi Bamba Fall dem fekk ji Macky Sall ñu sanctionné ko parce que tamit bu nekkee ki ngay fréquenté nit ñi jàpp nañu ne baaxul. mais boo fa demee ñun loo fay def dañu lay sanctionner donc je pense que ni tey ñoom waruñu wax alliés yi waruñu wax transhumants yi ñi ñu war a waxal wala ki ñu war a waxal kenn la mooy ki nga xamante ni tey jii ku ànd ak moom daanu waa ji si lu mu tudd Moussa Sy ànd nag moom daanu Idrissa Seck ànd nag moom daanu ak ñeneen daaw ñeneen ñoo xamante ni tey jii ba ñu àndulee ak moom dañu amoon yenn résultats yi ba ci Mohamed Djibril Wade ñu àndul ak moom ñëpp dañ doon am ay résultats mais ba ñu àndee ak moom daanu mais moom ci boppam moo waroon taxaw ni man maay problème
finalement c'est le maquis ou bien on va vers une nouvelle reconfiguration du jeu politique aussi au Sénégal. Est-ce que on peut am beneen lecture aussi? Non, inévitablement dañuy dem ci loolu parce que la question du troisième mandat aussi opposition bi aussi da ko campagne aussi non yàgg nañ koy wax te taxul par exemple élection jàll na fi présidentielle bi am na ñu doon naan Macky Sall ba nga ko joxee 2D la troisième mandat te taxul mu créé ay affaire am ba gagné li nga xamante mooy élection 2019 donc je pense pas mais tey dama jàpp ni tey jii président Macky Sall mi nga xamante ni moom la Sénégalais yi faloon gisoon ni wala amoon yaakaar ci moom yaakaar boobu moo dem ba sey ci Sénégalais yi ba léegi tey jii boo àndeek Macky Sall ñoom dañu lay jàppee problème da ngay gis te du mën nga sax teg politique yi fii jëlal ñi nga xamante ni ay intellectuel nañu woon ku ci mel ni Ousmane Tounkara ku ci mel ni sama grand Tounkara ba muy ànd Mamadou Sy Tounkara ba muy nekk ci askan bi di def ay analyse di def ay émission mais Sénégalais dañ ko ànd nag moom nawoon ko ci loolu mais ba mu demee ànd ak Macky Sall te politiqueul ba mu demee ànd ak Macky Sall mais loo ci gis donc je pense que ni tey problème bi nekkul ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem mais ku ñuy fekki la parce que yaakaar naa ni tey ku ci mel ni Tounkara bu demoon fekki ji opposition bi kenn du ko wax dara parce que gëm nañu ni rôle bi nga xamante ne moo nekkul rôle am nekkul woon dem di laqatu ci ki nga xamante ni dafay not askanam donc président élection yii nii moom moo dem campagne moo investir ay nitam ba noppi jël li nga xamante ne mooy bilaawam jox leen ko ni leen porter le combat waaye léegi yow nga leen dem leen man maay tànn ñuy dem nga tànn ñuy dem nga jox leen ay lu mu tudd nga jox leen bilan leen présenter leen ko askan bi nga jox leen ay directives ñu gagné la nga naan non gagné ñu président nañu gagné ci localité yëpp gagné ko ci législative yi donc moom nag ba tey nanguwul jàng local yi génn na taxaw naan maa gagné ñàngal mais maa gagné di ñàngal yow ñu gagné la ci local yi ngay wëlbatiku naan non waa bunt bi ci mën nañu bokk waa ñii ci fii waa ñee ci fii Sénégalais ni la toogal rek ba tey da ngay laam-laame ñu dem ci législative yi ñoom nee nañu am nañ majorité mais seetaan nañ ko assemblée. mais Pape Matar bu ñu defee aussi contexte bi nga xam ne organisé nañ ko aussi ces élections mun nañu wax ne carrément contexte bu difficile aussi pour le gouvernement en place le gouvernement en place gis nañ difficulté yi nga xam population bi am na ko surtout ak augmentation des prix yi nga xam ne seetlu nañ ko si les denrées de première nécessité gis nañ aussi problème politico-judiciaire yi nga xam ne am na fi l'affaire des forces spéciales ba tax si benn nit ñàkk ci bakkanam monsieur François Makabu madame Amidia ba tey mu nekk si li nga xam ne mooy loxo yoon ñu gis aussi benn crise judiciaire est-ce que loolu yëpp cocktail explosif boobu yëpp bi nga ko jëlee rek teg ko si li nga xam ne moo nekk le bilan du président Macky Sall mënuñoo wax ne carrément bon même ça fekkee ñoo gagné mais est-ce que mënuñoo wax ne loolu aussi contribuer na si dégringolade Benno Bokk Yaakaar si élection yi. man ñoo gagné boobu sax laa xamoon lan lañ gagné. mais lan lañ gagné c'est-à-dire dinañ bàyyi seen xel yi ñu fawee. mënoo dem élection victoire bi ñaaw rek. ban victoire 82 moitié bi 83 te amuñu ko. gañewuñu donc mënuñu gañe te gañewuñu mësuñu gañe alors gis nga Ndiab li nga wax noonu yëpp lan mooy seen dénominateur kan la doomu ni tey jii bu justice bi jengee responsabilité Ousmane Sonko la doomu ni tey jii bu ceeb bi yokkee responsabilité Déthié Fall la doomu ni tey jii bu Sénégalais yi demee ba amuñu yaakaar responsabilité waa wàllu la donc ñoom li ngay wax nii yëpp contexte bii ngay wax kan moo ko créé kan moo jël sa justice di jaay nit ñi doole di jël ñenn ñi di leen naan da nga leen di placer ci mandat dépôt di jël naan da ngay instruire ay flagrant délit kan moo jël ay nit di leen sonal di jël 1 2 3 nga jël sànni rëbës ni woy pour diffamation da nga koy mandat dépôt diffamation da nga koy mandat dépôt am na ñoo xamante ni buñ nekkee si ñoom nag buñ leen condamné sax ci diffamation duñu tëdd kaso duñ sax romb yoonu kaso ba alors léegi loolu yëpp kan moo nekkoon responsable du le président Macky Sall ak ay ñooñam donc bu nekkee contexte boobu noonu favorable ko moom moo créé conditions yi nga xamante ni contexte boobu du ko favorable moom ci boppam moo waroon posé wu question naan man de lan moo tax ba contexte bii naruma favorable parce que wax naa la ko moom dafa dàq élection ba yaakaar ni contexte bi dina ko favorable te di rappeler parce que ñun ñëpp kenn fàttew ko laata élection yi fii la taxaw dinaan day envoyé xaalis taxaw ñu gis ko mu wane tablette dem bés parce que yaakaar nañu Sénégalais yi ay mala nañu buñ da nga leen di duma da nga leen def lu leen neex bu élection yi di waay jot nga ñëw jox leen ay 10 000 francs 20 000 francs ñu fàtte nii non nañ votel président bi wax parce que président bi baax na mi ngi ñi may xaalis ñoom yaakaaroon nañu ni
bu ñu jëlee seen cash transfert yooyu noonu yónnee ko askan bi nañ leen voter te la preuve lu koy gën a firndeel dañ ko def avant local yi ñu dem am résultat yu bon yu ñu am ci local yi législative yi di waaj ñu ne dootuñu defati cash téye seeni xaalis ba législative yi jàll ñun dañ koy recommencer lan la ñan nga doon sanctionné ñan nga doon tiital parce que boobu yaa ngi naan indirectement Pape Makhtar yow mii bokk nga ci bénéficiaire parce que sa turoñ fii mais bu ma njortul ni yow mën nga voter ci élection législative yi après élection doo jot sa xaalis façon de chantage la man loolu laa ko jàppee parce que munoo ni yow tey jii da ngay joxe xaalis ba mu neex la ñuy naan way élection législative yi taxoon ñu suspendre affaire bi mais élection législative yi taxoon ñu suspendre affaire mais terewul ñoom ñi ngi doon def seen calebasse ñu ngi doon financer ay groupement de femmes di def seen calebasse yi te pourtant élection législative yi utiliser ñu prétexte boobu pour arrêter ko donc je pense que ni vraiment ñoom tey li leen waroon moom du man sax ni ñoom parce que ñoom ñëpp defuñu dara tey jii Diouf Sarr gëm naa ne bu nekkoon ci kujje gi am ay position de principe élection bu demee Yoff mën na gagner. mais aussi il y a beaucoup de manipulation aussi par rapport à non, la communication si ku jëbe aussi question troisième mandat bi l'homosexualité troisième mandat manipulation donc l'homosexualité aussi homosexualité xam manipulation yow troisième mandat bi ba ko sénégalais yi di wax ñu bëri lan lañ doon wax débat bi jotagul déggoo fi Mansour Faye taxaw di naan Macky Sall mi ngi si premier mandat wu 5 ans dese na ko beneen mandat wu 5 ans. mais Macky Sall moom waxul. moom a été clair par rapport ak li nga xam ne mooy. kon nekkatul manipulation bu nekkatul manipulation bu nekkee ba ñoom ñi nga xamante ni entre guillemets mën nañ leen tuddee ay voix autorisées Mansour Faye di rappeler que ni bokk na si ñu ëpp budget Sénégal ministère yu mu géré. yaa ngi koy boole ak Sénégalais yi non mais moom budget moo presque mooy ministère bu ëpp budget Sénégal Mansour Faye moom. nekk goro président mën nañ sax teg aspect goro bi fee mais en tant que ministre d'État nekk ci république moom bu nuwee tey ji que Macky Sall bii mooy premier mandat wu 5 ans dese na ko beneen mandat wu 5 ans mais kooku tey ji Abdoulaye Sow ñëw tamit di waxaat même chose léegi ngeen wëlbatiku ni ñu non li Sénégalais yi doon alerté bële passé ay manipulation la non je suis désolé bu ñuy waxu coowal góor jigéen ñi mais tubaab yi ñoom dañu am seen agenda ñun ñu ni dañuy ñàkk suñu bopp dañuy aar suñu bopp ba nit bu amee xelam sax xel bu bon ak xalaatam bu bon dina ko yemale feneen dina ko yóbbu feneen mais du ko indi Sénégal. mais le président a été clair par rapport à cette question. soxlawuñu ay wax ay jëf nañ soxla gis nga tey dafa am loo xamante ni man yàgg naa koy laajte xaw ma loi dafa voté loi day jar xaalis xam nu mu demee bu nekkoon sax dañuy naan loi bi dafay jar 10 millions te yoruñ 10 millions sax mën nañu ne d'accord nañ bàyyi boo yor 10 millions mais loo xamante ni gratuit la. nee nga lii da nga koy def juste pour aar sa bopp que ki nga xamante ni dafa nar a indi ay jikko yu ba nekk góor jigéen mu xam fu mu jëm ak góor jigéenam. nga ni non du ma ko def mais ànduma ak góor jigéen mais tamit wax dëgg yàlla loolu dafa nekk loo xamante ni lu xel mënut a nangul. tey da ngay nekk gauche wala nga nekk droite mais mënoo toog fii naan way ànduma ak gauche ànduma ak droite waaye maa ngi fii loolu ay waxi caaxaan la. Pape Diop mi nga xam ne moo rejoindre le camp du président de la République.